fàttali rek moom Ousmane Sonko war na rek wuyu ji yoon gannaaw bi ñu ne bi ñu ko teggee dana mën a rek daal di jàkkaarloog yoon ngir ca lañu ko tuumaal ci wàllub siif diggante mag kii di Adji Sarr démb nag tàngoon na jër ca pencum ndawi réew ma gannaaw lu toll ci juróom-ñeenti fukki voix ba nu ko rek nangoo ni dañu rek daal di teggi li nga xam ne moo di malanu kiirlaayu Ousmane Sonko. Des na ko yaatal ci biir xibaar yi ca noonu sax presse bu Sénégal daanaka ñu ca bëri dugguñu wala sax ñëpp ca buntu ba lañ leen teg daal leen buux takku der yi da nga xam ne ñoom ñoo di waa SYNPICS di syndicat bi nga xam ne ngënk na wàllum liggéeyum tasum xibaar métti lu ko loolu dinañ ci teewlu màggen donc ci biir xibaar yi. lu jëm nag ci jamono ji tàng gi mu tàng ak manifester yi saa bu jibsee rek ña nga xam ne ñoo di defarkatu pneu yi ak jaaykati pneu yi gisatuñ ci seen bopp ndaxte ña nga xam ne ñoo di manifestant yi dañuy ndiiraan ci dem ci seen bërëbu liggéeyukaay taal seeni pële lakk ko wala sàcc ko mu doon situation bu métti bi ñuy dund ñoom gis nañ teewlu seeni kàddu ci biir xibaar yi mbokki leen tëftal xibaar yi ñeel li yéene kaay bi si mu ñu tàkkan xibaaru suba si. bismillah àdduna ñu fay baax Sénégal ak Walfadjri ba fi tataane xibaaru suba si nag mbokk yi dañu koy dooree ak kile di Ousmane Sonko moom teggi nañu malanu kirlaayam dara mënatu ko teree dem wuy ji yoon gannaaw ba ñu àddoone ni ki ci démb ci pencum ndawi réew ma ñi nga xam ne ñoom di woy député yi def nañu nag waxtaan wu yaatu nga xamante ni mën nañ caa teggi la nga xam ne moo ko aaye woon wala sax moo ko teewoon jàkkaarloog yoon ci noonee sax lu toll ci juróom-ñeenti fukk ci ay député jot nañoo nangu ñu teggi bi lépp malaanu kirlaay ñaar nag mujj ne duñ ca def duñ ca dindi kenn képp moo ne d'accordu ca gannaaw bi ñu nemmeeku ay beddeeku yuñ ca nemmeeku ak ay ñaawlu nga xam ne tëddee nañu ko ci procédure gi ni mel ñu teewlu ci Serigne Gueye ci leeral. Ousmane Sonko malaanum kiiraayam ñori nañ ko gannaaw séance plénière bi ñu doon amal tey ci àjjuma ji mu doonoon ab séance bu tàng jër weccante xalaat yu xumb lool ci diggante ay député yu farul donte taxawoon nañu ci kanamam ngir mu bañ a yegg ci mbir mi commission ad hoc bi mujj naa ñori malaanum kiiraayu député bi muy ab commission bu daloon teg ci concentré bu ñu sukkandikoo ci ki ko jiite di Pape Birahim Touré député bi di fàttali ne ñoom duñu ay àttekat waaye seen wareef moo doon xalaat ci dañuy dindi wala noonu lañ koy bàyyi malaanum kiiraayum député bii di Ousmane Sonko député yi fare ci groupe parlementaire liberté ak démocratie xam ne moo dajale parti démocratique sénégalais ak farandoom yi nekk ci kujje gi ànduñ woon mukk ci doxalin wi yoon dafa diis waaye yoon rekk lay doon di kàdduy Mame Bounama Sall mooy rapporteuru commission ad hoc bi pencum ndawi réew ma nii rekk la mënoon a def bu ñu sukkandiko ci kàdduy ab député bu bokk ci parti socialiste ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi ci farandoo yi njiitum réew mi ndax li mu jàpp moo di ne assemblée nationale dafa waroon a joxu këyit lii di yoonu réew mi ngir mu mën a wéyal topp gi muy topp député bii maître Malick Sall garde des Sceaux di jëwriñ ji yor wàllu yoon ak yoonal ci réew mi ba muy tontu Moustapha Guirassy di kenn ci député kujje gi xamle na ne njiitum réew mi ak ñeewanteku jaaxle la am ba mu yëgee biléb dossier teg ci ne ab noon sax waruñ koo yéene li ni mel député bi di Aïda Mbodj di ki Ousmane Sonko taboon ngir mu doonub avocaatam def na li mu mën ngir layal ko Aïda Mbodj jàpp ne député yi waruñ woon a nangu mukk bile demande ngir ne dañoo war a moytu pencum ndawi réew mi doon kër gu ñuy faagaagalee ab wujju ci wàllu politique. mu nga Serigne Gueye buñ ca noppee ba tey des ca séance plénière ba di rek waxtaan wa nga xam ne tënkoon na ñi nga xam ne ñoom ñoo di député yi ci commission ad hoc ba daanaka ñu ca bëri sax jotuñu ko yeggali ndax méttitu xol lañ te jëlee la ma procédure ba tëddee neexu leen bokk na ci député yi fare ci langum opposition bi ku ci mel ni Mame Diarra Fam ba mu ca génnee ca salle ba yëkkati na ab kàddu ñu teewlu ko ak Abdou Khoudous Diallo. ci kaw rapport commission ad hoc ñoom rapport rek lañ ñu liiral mais je vais vous dire tout simplement ñun ñoo wax ne xëy na dootuñu fa toogaat parce que gisuñu dara lu jar ñu toogaat fa li ñu amoon pour wax ko muy question préalable muy yeneen ak yeneen yi nga xamante ne moom lañ doon ut ñun
wax nañ ko bi ñu paree génn nañ wax leen ni lii mascarade la te ñun duñ ci ànd. parce que nous on ne veut pas assister à la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue de notre collègue est dans la pure et totale illégalité. mu ngi ko di Mame Diarra Fam yeneen i jigéen yi tamit ñaawlu nañu teggib malaanu kiirlaay bu rek Ousmane Sonko bokk na ci jigéen ya nga xam ne ñoo faree ca Pastef ca noonu nag bi xibaar sa jibee doxantu nañu bu ci buntu locaux groupe Walfadjri ngir fësal seenub métit kenn ci ñoom di Maymouna Dieye moo nekk présidente jigéen ya nga xam ne ñoo nekkee ca Pastef ñu teewlu ko ak Mamadou Dieye. Macky Sall dina xam ne mënul doon buur ndax doonul buur du buur te amul fu mu langee ci buur kon nag il ne sera jamais le roi du Sénégal. Nous refusons la dictature. Nous refusons la dictature parce que Macky Sall li mu def Khalifa Sall def ko Karim Wade def ko ñeneen ak ñeneen sénégalais yi waruñu ko woon bàyyi mu jàll. waaye tey laal na laalaake tey Macky Sall jaawale na lem ak tuluku na ndax bu soobee yàlla kaawu Ousmane Sonko bii moo koy daaneel bu fekkente ne Macky Sall dafa yaakaar ne ñun dañ ko ragaluñu ko nous sommes des Sénégalais modèles ñun bu ñu defee sunu meeting ba pare sax dañuy jënd mbalit parce que nous voulons être un modèle pour le Sénégal mais Macky Sall refuse. gis nga nit bu xolam tëjoo diine amu ci ragalul yàlla amul iman amul tawxiid du ragal dara waaye adduna jay na ko laal na nag loo xam ne waxuma le président Ousmane Sonko mais population boo xam ne doomu Sénégal yoo xam ne dañu taxaw rek pour xeex pour Sénégal waaye Macky Sall dugg na ni tuba daaneeloon doomu tubaab ba tey jii dina fi fekk jigéen ñoo xam ne parce que nag le Sénégal doit retenir que jigéen xeex bu mu xeex daf koy gagné. ñu ñi di jigéenu Pastef yi sax daanaka ba ñu jógee ci locaux yu groupe Walfadjri moom Maymouna Dieye dañ ko rek tegub loxo des na toppandi xibaar yi ba ci cappaandaw ga xool fu wànnenti gi mujj ki gëtëm presse su Sénégal gi nag ni ki démb ñoom itamit am na lu leen nakari lool ndax lañ ca mën a jàpp mooy ne ba ñu demee ngir couvrir événement gile daanaka dugguñu ca penc ndawi réew ma te loolee nag waa SYNPICS di syndicat bi nga xam ne moom moo ngànk wàllum liggéeyam tasum xibaar métti lu ko ne lii bokkut ci li yombalal liggéeyub tasum xibaar ci réewum Sénégal te sax day mën a rek dellul ginnaaw li nga xam ne moo démocratie te noonu nag Maguette Ndong moom bi nga xam ne moo nekk secrétaire général wala sax ka topp ca secrétaire ba yëkkati ci ay kàddu jàpp ne lii ab rectification la goo xam ne dañu koy xaar ci Moustapha Niasse ak cellule de communication bu Assemblée nationale ni bu mu amati moom Maguette Ndong la ñuy teewlu ak Mamadou Dieye. loolu moom bu amee ñun daf ñuy xaw a jaaxal trop ndaxte aussi tamit li nga xam ne mooy assemblée nationale ñi fa nekk xam nañ ni ñooy représenté askan yu nekk foofu pour le peuple sénégalais journaliste rek ñoo fa mën a dem pour di leen couvrir xam lan mooy seen liggéey lu mu doon pour mën ko jox askan bi loolu nag bu fekkee ne ñoom dañu ñëw pour def loolu ñu leen koy interdire nag loolu day xaw a doy waar day mel ni leneen lay nuru te ñun yaakaar nañ ne aussi Sénégal en tout cas am na ay événements yu bëri yoo xam ne am na fi yoo xam ne presse bi dafa daan taxaw def liggéeyam ndax nu mu mën a métti presse bi da daan ñëw def liggéeyam li ñuy laaj kay mooy ñi nga xam ne ñoo jël mesure bu mel noonu di def ndànk ndax xam na ne aussi tamit journaliste ñëw ñu fi pour yàq ñëw ñu fi pour en tout cas faral kenn mais dañ ñëw pour defar bi it mooy lan informer te je pense que le peuple sénégalais tey jii am na droit aussi tamit am li nga xam ne la bonne information bu jóge ci assemblée nationale d'autant plus que assemblée nationale ñu fa toog ñëpp daanaka ci askan wi lañ jógee donc vraiment il faut que ñu teggi seen tànk ci loolu. ci demande couverture moom assemblée nationale ñun mosuñu ko gis li daan am kay mooy assemblée bu amee dara séance plénière wala lu fa war a xew dañuy informer toute la presse ne leen lii dafa am maintenant nag libre à chaque organe d'envoyer quelqu'un un représentant bien un journaliste dem foofu pour dire l'événement daal ñëw toog mais bu fekkee ne tey ay demande de couverture la ñu jox loolu day mel ni daal leneen lay nuru te ñun dañuy wax ne vraiment muy presse privée presse publique bi ñoom ñëpp daanaka li ñuy liggéey benn la mooy vraiment information li ñu jox askan bi et que ñuy def loolu nag war a yombal liggéey bi et que vraiment nous en appelons la cellule de com de l'Assemblée nationale ak aussi itam président de l'Assemblée nationale pour que lu mel noonu nag mu bañ a am quoi ndaxte presse bi dafa ñëw pour liggéey rek mais ñëwul pour yàq benn yoon et puis Sénégal yëpp xam nañ ne presse bi am na fi solo lool ci société bi.
gannaaw presse bi la ñu mën a nemmeeku fi ci réew Sénégal mooy ne weesu na ay weer fi mu toll nii ku fa bëgg manifester rek dañ la koy aaye état bu Sénégal nag la muy biral mooy ne wopp geeg coronavirus a fi ne te dajaloo geeg rassemblement gi des koy aaye ndax mën na lawal doomu jàngoro ji yi nga xam ne nag ñoom ñoo bokk ci société civile bi nee nañu ab prétexte képp la maanaam bëgg caa tërëxlaayu ngir rek aaye lépp lu jëm ci wàllu liberté d'expression muy ku bëgg rek yëkkati ab kàddu biral ko na nga ko biral ca pancarte wala nga def fi manifester ñoom nag nee nañu lii bu ñu ko seetaanee mun na indil gàllu góose réew Sénégal ba démocratie dootu fi amati benn solo ñu teewlu ci yaay Adama Diallo ma ca defub gëstu ci société civile bi. ndogal yi ñu jël ci tere dajaloo ak manifester mel ni lu tënk liberté d'expression gouvernement bi di taafantaloo mbas mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu Alioune Tine. ki nga xam ne mooy Antonio Guterres te muy ki jiite kuréel bi ñuy wax mbootaayu xeeti maanaam mooy Nations Unies dafa ne am na ay régime politique yu bari ay nguur yu bari nga xam ne dañu sukkandiku ci Covid-19 bi pour li nga xam ne mooy ak yelleefu doomu aadama yi ñu koy tënk voilà di fexe ba nga xam ne nit ñi duñu mën a profiter vivre ci seen liberté fondamentale ak seen ak yelleefu doomu aadama te loolu boo ko gisee mu wax ko dafa nekk wax joo xam ne dañ ko wax fii nga xam ne mooy kuréel boo xam ne moo tudd Conseil des droits de l'homme foofu la àddina bi waxee yépp mbiru ak yelleefu doomu aadama te it ma dolli ci ne RADDHO dafa def benn rapport boo xam ne day wane ne dëgg-dëgg mën nañoo boole di respecter gestes barrières yi respecter aussi tamit li nga xam ne mooy ak yelleefu doomu aadama te loolu mooy yoon. Fou Malade moom jàpp na ni nguur gi day profité wu ci état d'urgence sanitaire ngir mën tënk kàddu askan wi. mooy bi mbas mi amee ba tey seetlu nañ ne bëri na yu fiy xew ci ay wàllu loi yu ñuy jàllale ci wàllu ay nit yu ñuy téye et cetera loolu yëpp mën nañu xalaat loo ni effectivement dañ koy jël rek comme jumtuwaay pour mën a def li ñu bëgg a def pour gën a mën a teg askan wi métit parce que xam nañ ni am nañu ay këyit yoo xamante ne tënk nañ ko wax ne lii couvre-feu la wax ne tere nañ lii tere nañ laa donc effectivement xam ni bu ñuy def yi ñu bëgg a def ci yooyu lañ koy jaarale. ba tey moom mi bokk ci Y'en a marre jàpp ni nguur gi ci boppam moo njëkk a jalgati lii di yoon. wéyal mesures yi mooy wéyal ñoom seeni pexe parce que li ñu jublu ci wéyal mesures yi mooy wéyal seeni pexe mooy askan wi dootul mën a yëngu askan wi dootul mën a wax li mu xalaat te askan wi nag war na gis ne loolu pexe nguur la te pexe boobu askan wi war na ci gën a defaraat taxawaayam xeex ko jëlee ko fi benn yoon mu jeex. parce que xam nañ ne askan wi du am possibilité yëngu mais taxawaayu askan mi moo war a doon effectivement ne man. balaa nga may tere day fekk yow li nga may tere nga di ko jëfe. citoyen activiste ak ñu fare ci kujje gi di dundu méttitu tere yu tukkee ci mbas mi mooy loo xam ne nguur gi la gën a njariñ ñoom ñi mel ni li ci tënk liberté doomu aadama yi. jóg ngir réew mi taxut a yàq réew mi du samay kàddu yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeyee ci rek defarum jaayum pneu ak itamit réparation nañu saa bu ñu jóoree seenu pneu rek yàkkamtuñu benn yoon ab ñaxtu am ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat yi dañ cay prox ndoolu rek lakk seenu pneu wala sàcc ko dem loolee métti lu ko loolu ñu teelu ci gëstu. fii ci Ndakaaru foo daal di romb di nga gis nag ab atelier vulcanisateur foo xam ne nag daanaka ay pneu-cotte nga daal di gis fi ni mel bëri nag ay taxi yoo nga xam ne dañuy ñëw ngir daal di defar seen oto fii nag moom mooy quartier bu bopp ñu daal di fi fekk ab nag jeune boo xam ne ab vulcanisateur la ma ngay wuyoo ci turu Daouda Diouf métier bi le nag ci lay jëfandu ngir am lu mu def si poosam waaye nag si jamono ji jàpp na ni métier bi le tiitaange la ci daal di am ndax coow yi nga xam ne nag ma ngay am jamono ji ci biir réew mi. c'est vrai parce que à chaque fois moom manifestation saa yoo amee rek ñun dañuy am problème parce que donc dafa nekk loo xam ne à chaque fois bu amee da ngay obligé pneu yi nga xam te ni pneu yu yàqee da ngay obligé dem di ko sànni wala ngay ut foo ko làq te même sa pneu yi nga xam te ni yu baax la sax nga koy jaay da ngay am problème da ngay ut foo koy làq parce que day nekk loo xam ne dafay compliqué trop ci ñun day métti ci ñun trop.
mu doon ay métiers ya nga xam ne ma ngay jànkonteel ak i jafe-jafe gannaaw manifestation yu bëri ya nga xam ne ñoo ngi koy nemmeeku fii ci mim réew vulcanisateur bi leen nag di xamle ni ñoom saa su nekk ay loraange la leen di jural. parce que boo xoolee affaire yi ñun ay père de famille lañ dañu yor ay njaboot parce que boo yoree sa njaboot di leen dundal lu mel nii bu amee day def ay handicap yu bëree bëri ci yow day def ay handicap yoo xam te dafay bëri parce que day dem ba day yàq sa liggéey xam nga la nga daan am dootoo ko am xam nga loolu dafa nekk loo xam ne dafay metti bari nit ñoo xam ne seen bopp rek lañ fi nekkal ñun man kenn jaralu ma may génn di xeex wala may sànni xeer wala def na ko sud noonu parce que man en tant que musulman man liggéey laa xam ci liggéey laay dox leneen loo xam te luy yàq wala luy andi yeneen problème man yooyu doxuma ci jamono ji nga xam ne nag coowal Ousmane Sonko Adji Sarr ma ngay lëmbee nag réew mi ngir rek fàggandeku ci li nga xam ne nag moom mooy manifestation yooyee moom Daouda Diouf ne jël na ay matuwaayam yu wóor ngir rek sàmm li nga xam ne moom moo di alalam gannaaw nag yaakaaram mooy ni coow li boo ottul dana yee aw fitna ci biir réew mi. bien sûr parce que alal dafa jafe surtout suñu dëkk bii ñu toll nii am fi xaalis dafa jafe kon boo amee li nga xam ne ci ngay góorgóorlu. donc am na loo xam ne nii doo seetaan ñu la ko yàqal parce que dafa nekk loo xam ne dafa metti pour nga am xaalis fii dafa metti boo xoolee sama yenn bagage yi dama ko wàññi boo xoolee marchandise mi dama ko wàññi bu baax am fu ma ko denc parce que buñ tëbee ñëw sa kaw rek sa bagage yëpp mën nañ ko yàq te boobaa day indi beneen problème te xam nga bu la boobaa du am sens loolu moo tax quoi. Fatou Bintou Diouf lakk ci kaw lakk bu weesoo rek pneu yi ñuy lakk bii nag ab lakk gu métti la nga am ca marché Petersen bu Ndakaaru juróom-benn cantine ne France lakk ba doon dóom ak lu toll ci fukki table ak ñaar loolee nag ba tey xamuñu fan la bawu ko waaye teewul ña nga xam ne ñoom ñoo di sapeur yi teewe woon nañu mbir moomu lee ngir rek xool defi constat lieutenant Arona Diallo moo ci yëkkati kàddu ñu teewlu ko Mélanie Aminata Samb. dañoo woo tey ci 15h42 ci ngoon la ñu woo pour benn feu de cantine ak ay table yu ñuy teg di jaay 15h45 oto yu njëkk yi ñëw nañ di xaar yeneen renfort yeneen unité yi biñ ñëwee li ñu njëkk a def mooy jéem a tënk tàkk-tàkk bi pour mu bañ a jéggi dayoo fi tàkk-tàkk bi jógee mënaguñ ko saytu fi mu toll nii foog opération yëpp terminé. su opération yëpp jeexee dañ bàyyi enquêteurs yi def seen liggéey pour xam fan la dayo bi jógee 10 cantines lañu compté gum fi mu toll nii mais suñu paree yëpp dinañ def bilan définitif pour mën a xam bilan yi ñaata la mais xam naa ne taabal yi daal ñoom ñoo ëppoon. ñu ci ñi ca lakk googulee ba tey ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di commerçant ya nga xamante ni ñoom ñoo fa faree nee nañu mënuñoo ba tey xayma koppar ya nga xam ne ñàkk nañu ko ci bi lépp lakk gu métti ca ci diwaanu Petersen bu Ndakaaru ñu teewlu ci gëstu bi ci ajiku na jiy def. bi ñuy dugg ci marché Petersen ay matériel yu lakk ba jeex tàkk saxaar si ak xetam gi mu àndal loolu moo ñu teeru lu ni mel deful lu dul firndeel dayoo gu metti gi lakk gi amoon ñi si loru ñoo ngi koy dëggal. moo xam nga comme c'est pas formalisé mënoo ko xayma quoi ñun noo ñuy liggéey moo tax mënuñu laa ne ñaata lañ lakkale mais nag wax dëgg na yàlla lakkale lañ fi lu bëri moom waaw bëri na moom ñu fi lakkalee xaalis la de mais mënuñu fay nekk naan nangam lañ lakkale mais ça dépasse les millions quoi. ci bagage nag bëri woon na amoon na électroménager bon lu fi nekkoon daal bëri na macha allah waaw lépp lakk ba jaay dara génnu si benn. waaw ñu de fii li ñu fi jaay ay électronique rek la ñuy jaay ay micro-ondes ay télé électronique rek bagage yi fa naa leen fiy jaay quoi yooyu la ñuy jaay fii waaw lépp lakk génne woon dara fi mu nekk nii li fi lakk moom ñun mënuñu ko xayma parce que ñun ni ñuy liggéey dañuy jënd suñu bagage te gratuit bu jeexee ñu dem jënd waat leen bu ñu wàccee sax comme ñun ñoo fi nekk ñun di taaba dañuy korkoral rek dañuy xool duñu mën a xam daal lu mënuñ ko xayma daal fi mu nekk nii. Dame Badiane njiital marchand ambulant yi ci marché Petersen moom mi ngi ñaawlu yéexaayu sapeur pompier yi. fii war na am ay bout santé yoo xamante ne bii heure bu lakk amee balaa sapeur ñëw fekk askan bi mën cee def lu bëree mais bu lakk amee tey balaa sapeur ñëw di lakk day bëri ndax doo am benn ndox boo xam ne da nga mën a fay lakk bi. suñu li fa yàqu bëri na gis na yaa ko gisal sa bopp. maa ngi seen yàlla def na jàppagul mais li nekk ci bagage yëpp yàqu na. en tout cas daal ñu ngi sàkku état bi moom moo encadré ñëpp. préfet bu Ndakaaru amal fa ab tukki nemmeeku ginnaaw ba mu leen massawoo mi ngi ñaawlu lakk-lakk gu bëri yu ñuy faral di gis ci biir marché bi le ñetteel wala ñeenteel bi yoon a gi ni ñu tombé ci lakk gu métti goo xam ne la ko indi dugguñu ci l'enquête bi mais li leer ba leer mooy toogaay yi ak taxawaay yi li nit ñi amee mooy loo xam ni mën nañ ko ci duut baaraam parce que xam ngeen fii comme ni ma ko waxee boo ko xoolee ba ci biir sax du marché
ay kër la boo ko xoolee ba ci bi ni ñu installé woo déjà même bu lakk amee difficulté day am pour ñi nga xam ñooy wàllu ñu ñëw mën a yegg si gis ngeen sapeur pompier yi ñëwoon nañ ci sax man ma am urgence génn di kat mais même pour accéder pour mën a liggéey day jafe mais lu ñu mën a def dafa am loo xam ni ci ndëgëniku comportement la toogaay comportement mooy ngay jël ay livre di jël matériel boo xam ni bu mbir nee xos mu gaaw a tàkk loolu lu la mën a teg ci kenn situation yi day daal di jafe moo tax ñuy lancer un appel gannaaw ba ñu leen mastawoo suñu mbokk commerçant yi ñu jéem a def effort en attendant sumb yooyu nga xam ne état bi sumb na ko mën a motti mën a sotti ñu mën a def effort ba nga xam ne lii vraiment mu doon lu fi gëj. ay lakk-lakk gu bëri la ñuy faral di nemmeeku ci jaba yu nekk fii si Ndakaaru moonte sax ay projet yu bëri sanc nañ ko ngir gën a yeesalaat donte sax jaaykat yépp nanguñ ko woon ñi si loru ñoom jamono ji seen mbëbët mooy ñu daal di jëmmal yooyu les projets si nu mu gën a gaawee. ajikuna jéy ñu doxantu ba ca diwaanu Géejawaay li si Limaamu Laay nag ni ki démb tàngoon jër gannaaw nag ba jàppante yi métti amee woon ci diggante ñi nga xam ne du way takku der yi ak ñàggaan yi la ko waral nag mooy lycée bu Caaro yi ñoo jóge woon rek ci seen i bërëbu jàngeekaay bëgg a déjati seen i naataangoo fekk leen nag ñuy amal ay composition waaye mbir ma nag jegewul fu neex ndax proviseur ba nee na lañ ca ñàkk ci jumtukaay bari na loolu ci jàppante ki nga xam ne doxoon na ci diggante ñàngaan yi ak wéy takku dee ñu teewlu ko moom Mandaw Mbay di proviseur bu lycée Limamou Laye ak Théodore Semedo. waaw ñun ñu ngi doon def suñuy composition amuñu woon benn jafe-jafe ci suba si censeur bi ak man wër nañu sax ci bâtiment bi xool def dernier réglage yi alors biñ ñëwee ba toog nag la élève bu Caaro yi ñëw ni ñoom duñu composé te duñu bàyyi ñu composé. bon yàlla def na police itam ñëw nañu ci bi mu waree taxaw bon pour repousser leen élèves yu bañ dëgg rek a neex yàlla élèves yi ñoo sànni ay xeer alkaati yi ñoo leen sànni ay xeer yu metti ci la policier nag sànni grenade lacrymogène yi am ci élèves yoo xam ni supporté wuñ ko ñu daanu xëm bon mais yàlla def na Roi Baudouin lañ jóge nii fa daanu ëpp na fanweer am na si ñoo xam ne sax dañu daanu ci lycée bi laata sapeur yi di ñëw ak laata ñu leen di yóbbu ñu jógaat mais li demoon Roi Baudouin rek mat nañu fanweer ak ñett daal la ma médecin bi wax waaye yàlla mi dara teewul dogal na amuñu benn jafe-jafe ñoom ñëpp ñibbi nañu. lañ doon def te bon li ci metti mooy ñun dañoo bëri ay élèves li ñu defaroon ci ay épreuve bëri na suñu feuille yàqu nañu suñu temps bi aussi yàqu na loolu daal moom vraiment ñu ngi koy naqarlu bon parce que citoyen vraiment war na def lu nekk ba mu des yàq. waaw dañuy reprendre philo bi. bon li ci des dinañ ko reprendre y a pas ñu ngi sant yàlla daal. lu ëpp juróom-ñetti téeméeri cheminot dawalkatu train ñoom ñooy sàkku nag ñu fay leen seenub ndàmpaañ goo xam ne ñu ngi ko mën a tënk ci $1 milliard ak lu topp ci suñuy koppar ñoo ne nag ñoom dawalkat ci train yeeg defarkat ci train yi cheminot yi ca diwaanu Thiès sàkku nag ci état bu Sénégal mu daal di sàlloo diggéem ya nga xam ne njukkale woon ñu ko boobaak léegi weesu na ay ati ate jamono ji tey la gën a métti ndax wopp gi coronavirus amatul fenn fu ñu mën a wéeru ngir mën a jàppale seenub njaboot ñu teewlu ci Ali Diallo moo nekk seen porte parole ak Ibrahima Ndiaye Thiès. li ñuy laaj ni ma fàttali ni contentieux bi salaire la du loo xam ne ay neexal wala dara sunu salaire la yàgg na salaire la yoo xam dañ koy corriger maanaam dañ koy corriger président bi xam nañ ni joxe na instruction 1 milliard la 0,83 moom la ñu amee 820 extemporaires la concerné de Dakar à Kidira li si ëpp nag Thiès lañu dëkk mais am na suñuy camarades yu bare yu dëkk Dakar ñii Kidira ngee ngi new Tamba ñëpp ñu ngi un peu partout même Kaolack am na ñu fa dëkk lii lu nit ñi yàkkamti la xam ngeen Covid bi mi ngi fi xam ngeen li ëpp si mbooloo mi ay retraité lañu xam ngeen ni retraité sonné au Sénégal président bu jógee ni lii kat seen yëf la joxe woon naa ndigal naam mais bii maa si teg sama bët ak sama loxo pour que ñu fay leen donc ñun dañ koy gëm. bor bi mën na 30 ans parce que ma fàttali régime bële bu président Abdoulaye Wade moom moo fayoon avance mu des première tranche mu des deuxième tranche bi deuxième tranche la depuis 4 ans nag lañ ko waroon fay 2016 lañ ko waroon fay ñun boobu ba léegi ñu ngi xaar di muñ duñ def lu muy woote pour wax sunu camarades yi ni foofu la toll. ay mag lañu am nañu plus de 60 ans 65 ans voire 70 ans alors donc
soxla nañu xaalis bi kon bu président jógee ne da koy fay ñun mënuñu def lu muy jàllale message bi wax ko ñëpp dégg ko ñu ñaan yàlla mottali lépp incha allah amin loolu moo doon wax ji mu gudd gàtt loolu moo doon wax ji ñu ngi leen di gërëm di leen sant. moo doonoon cheminot yi ca diwaanu Thiès ñii nag ay restaurateur lañ di yëngu ci wàllum njaayam lekk ak tamit di koy livrer ba couvre-feu bi door rek léegi nag seen liggéey dafa daal di gàllagu si lool ba tax nañu daal di rek làqu ci ginnaaw mbootaay bi ñu dippee nag laissez-nous livrer mbootaay boobu la judd na ngir rek sàkku ci nguurub Sénégal ñu xoolaat bu baax a baax couvre-feu bi nees koy defee ba ñoom ñu gis ci seenu bopp ci noonu nag ñu ngi métti lu toll ci téeméeri bés ak juróom fukk yoo xam ne toog nañu ko livraison yi doo jaarut yoon restauration bi naka noonu ñu teewlu ci leeral yeeg Njëkke Mbay. couvre-feu bi gàllankoor na liggéey yu ñu bëri rawatina ñiy yëngatu ci mbirum jaayum lekk ak séddale ñooñu bootu ci benn kuréel bi ñu dippee laissez-nous livrer seen lim toll ci juróomi téeméer nee nañu mënatuñu dékku lu ni mel. collectif laissez-nous livrer ñi ngi ko taxawal mu ngi jóge ci ay restaurant voilà ñu wooñu voilà pour ñu nekk ci signataire bi ñu ko déggee sawar nañ ci parce que ñu tamit ñu ngi doon xool nu ñu jéem a def pour trouver solution voilà loolu moo waral ñu booloo ay restaurant yu bëri ñu ngi ci mais collectif bu bëri la ñoom ñëpp dañu signé voilà pour ñu taxawal collectif bi parce que dañu gis ne couvre-feu bi mayuñu autorisation restaurant yi di livrer voilà loolu moo waral tey ñu taxawal collectif bi pour ñu bàyyi ñu ci heure couvre-feu bi ñu mën di livrer. mu bokk ci ñu moom restaurant bii di Yum Yum Jean Noël di ñaawlu seetaan bi leen kilifa yi seetaan. À partir du nouveau couvre-feu le 6 janvier. ba couvre-feu bi tàmbaliwaatee juróom benn fan ci weeru janvier la ñu tàmbali woon di waxtaan ak kilifa yi ndax dinañu mën a am li ñu amoon ca couvre-feu bu njëkk ba muy ay autorisation circuler ci guddi gi waaye boobaak léegi ay semaine ngi nii ba léegi amuñu benn tontu bu leer moo tax ñu samp ab collectif di kuréel goo xam ni fanweeri kër yoo xam ni ñu ngi yëngu ci restauration ak livrer ñoo ci nekk booba léegi nag ñu ngi wax ak autorités yi jaaree ko ci boobu collectif waaye ba léegi amaguñu ni ñu ko bëggee muy ay ndigal ngir du mën a livrer ci guddi gi. Avec les autorités, mais jusqu'à présent nous ne pouvons pas livrer le soir. ginnaaw téeméer ak juróom fukk ci ay bés ba ñu tàmbalee couvre-feu bi ba léegi ci mim réew ñu bootu ci kuréel boobu di sàkku ci kilifa yi ñu àddu ci li mu gën a gaawee. ñu bàyyi ñu livrer suñu liggéey la loolu lañu am au moins ñoo xam ne am nañ autorisation yi am nañ droit de livrer entreprise yoo xam ne la ci loolu la ñuy yëngu ñu may leen possibilité condition bu ñu mën a tegal nangu nañ ko mais au moins ñu jox ñu possibilité ñu accompagner mën a livrer Sénégalais yi seen kër au-delà du couvre-feu. seen liggéey ak li ñu doon am wàññeeku bu baax am ñu ci ñàkk seen liggéey tax na livreurs yi ak restaurateurs yi jamono ji benn mbébét la ñu am mooy ñu bàyyi leen ñu livrer après couvre-feu bi. mooy ñu bàyyi leen ñu livrer après couvre-feu bi li nga xam ne mën nañ ko jënk ci xibaar laata ñoo jukki li yéenekaay yi bokk na ci imam El Hadji Omar Diène moo nekk nag coordonnateur gu yees bu commission nationale bu concertation sur le croissant lunaire di rek ñuy séentu weer wi xam ngeen ne nag ka daan séentu ka jiite woon kuréel gi ni mel di El Hadji Ahmed Iyane Thiam génn na àdduna ka ko wóotu nag di El Hadji Omar Diène installation bureau bu yees bi nag ci àjjuma gi lañu ko daal di amle woon ñu teewlu ci kenn kaka teewee di imam Maktar Ndiaye yëkkati ci ay kàddu ak Mamou Diaby Gassama ci njiitalu sunu président di El Hadj Imam Moustapha Guèye pour fexe yeesal bureau bu bees bi nga xam ni ñooy ŋànk commission bi séentu weer wi loolu nag gannaaw ba ki nga xam ni moo doon sunu kilifa di Ahmed Iyane Thiam dëddoo yal na yàlla jéggal ko doxal ko aljana moom bi nga xam ne wax dëgg yàlla ku ci diriger commission bi dignement ak courage ak responsabilité sunu kilifa di El Hadji Moustapha Guèye mi ngi yëgal di président association des imams oulémas du Sénégal mu yëgal jullit ñëpp ni wàllu commission weer wi yëfu imam yi la ak yëfu jullitu réew mi yëpp ñëpp ko bokk. commission bi nga xam ne mooy commission croissant lunaire noo ngi ciy woo ñëpp nag beddiwul ci kenn ba nga xam ne ñu ñëpp daan ci mën a tase joxante loxo ànd nekk benn ndax loolu la suñu dina sant gannaaw daje ba nu defoon. fii ci RTS le 16 novembre 2020 gannaaw tam assemblée générale bi nga xam ni amoon na ci ñaar fukki fan ak ñaar ci novembre muy 22 novembre 2020 xam ne noonu ko defee woon ca kër ndem si yàlla gi di Iyane Mourchid Thiam charte yi nga xam ni moo ŋànk commission bi ci bu fekkee
ki ko jiite dafa dëddu naka la ñuy doxale kon bu ñu sukkandikoo ci yooyu yëpp imam déclaré na ci article bu njëkk bi ni kii di imam El Hadj Omar Diène bu fi iyaan nekkee moo doon secrétaire permanent de la commission moom la ñu nommé tey coordonnateur bi nga xam ni moom moo war a ittewoo saytu weer wi par intérim ñaareelu article bi kii di imam Amadou Mokhtar Ndiaye muy secrétaire permanent wu commission bi ñetteelu charte bi mooy poste yi nga xam ne moo ci des kenn changé wu ko kenn soppi wu ko. mu nga ko kooku di imam Mokhtar Ndiaye ci commission bi lañ doon àddu noonu le ñu ñëw nag ci